ba tey ci seen acte du jour suñ fa jógee dañuy dem seeti ji l'activiste républicain Bah Diakhaté ginnaaw nag bi nga xamante ni moom yéey na yàbbi daal di indi daal ay révélation li nga xam daal moo tukkeeku ci deuxième audition bi nga xamante ni Pape Malick Ndour amoon na ko ginnaaw bu mu jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy juge d'instruction ak procureur nekkoon foofu ca pôle judiciaire financier di Idrissa Diarra ci deuxième convocation bi nga xam daal moo soxloon wàllu 40 millions yi nga xamante ni ak 2,7 milliards yi nga xamante ni jàpp nañ daal daf ko daal di fay jëmale ko daal ci benn pacte pro forma alors que li nga xamante ni mooy liggéey bi kenn livré bu ko ci biir loolu nag laaj ak tontu yi nga xamante ni tey ji moom juge bi laaj na ko kii di Pape Malick Ndour wuuteeg loolu nag li nga xamante ni moom leaderu parti Pastef keroog ba mu nekkee fële ca esplanade bu stade Léopold Sédar Senghor dafa yëkkatoon ay kaddu ne rapport bi ñu doon wax moo tuumal Mame Mbaye Niang jot na ci mi ngi ci loxoom moom Bah Diakhaté daal dina koy weddi ba mu set xamal ne que daal kii di leaderu parti Pastef li mu waxoon foofa ca terrain meeting ba dara du ci dëgg ndaxte amul benn rapport boo xamante ni muy IGE muy IGF bu bokk daal ci kooru état boo xam daal cité na kii di Mame Mbaye Niang ginnaaw nag benn contre rapport boo xamante ni rapport expertise la ñoom ñoo ko def ak ci seen cabinet boobu bi mu waxoon sax bi Pape Malick Ndour ñëwee jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy juge bi nekk foofa ca pôle judiciaire financier rapport boobu ba tey jii kenn génneew ko daal di koy teg ci kaabal bi kon jàpp ne que daal ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef lépp lu mu waxoon daal jëmale ko daal ci wàllu rapport boobu nga xamante ni waxoon na ko ci terrain bi dara du ci dëgg moom Bah Diakhaté weddi na ko ba mu set wecc nañu déglu ci Bah Diakhaté dellu si waat woowoon nañ ko ci kanamu juge d'instruction mu feggoo woon ak ay avocat am jàkkaarloo ak procureur de la république Pape Malick ñu laaj ko ma bëgg wax sénégalais yi ne leen la Ousmane Sonko waxoon ci esplanade stade Léopold Sédar Senghor ne rapport IGF boobu mu doon wax ci la ñuy topp Pape Malick Ndour waxul dëgg tey audition bi firnde na ko ne bi Pape Malick Ndour demee jàkkaarloo juge d'instruction jàkkaarloo ki nga xam ne mooy procureur amul benn rapport buñ teg Pape Malick Ndour ci kanamam mu jëm ci rapport li nga xamante ni mooy corps de contrôle bu Sénégal encore mooy l'IGF c'est un rapport wala si base rapport d'expertise privé ci lañ entendre tey Pape Malick Ndour déglu ko ñu jël ci ñaari laaj yoo xamante ni laaj nañ ko ko mu indi tontu yu leer comme midi bi jiitu mooy laaj nañ ko ci lu tax nga fay lu tolloog ñeent fukki millions déggu leen baax ñeent fukki millions ci ay retenue de garantie yoo xam da nga ko fay leeral na ci dinaa ci ñëw ñu ñëw ci beneen laaj ko ne ko lan moo tax nga fay facture pro forma à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA ci loo xamante ni lu ñu livré wul la donc ci ay facture pro forma ak nga fay ko ci liggéey boo xamante ni liggéey bu yeggul la buñ defagul loolu laaj nañ ko Pape Malick Ndour tontu na ci indi na ci ay laaj donc laajim ci laajiñ ko laaj xam ngeen ne wax naa leen leer na dañ nee nañ ko lan moo tax nga fay li nga xam ni moom mooy ay retenue de garantie dafay am ci contrat yi nga xamante ni retenue de garantie ñi may dégg nañ ko xam biñ ko laajee mu ne tontu leen ne leen da ngeen a juum c'est-à-dire man au fait du man maay fay parce que awma ak Locafrique relation yu ñuy fayantee wala di jokkalante ci birum fay Locafrique état bu Sénégal la am man may superviser li nga xamante mooy dag yi donc séquma ak Locafrique loo xamante ni dañ may naan fayal wala bul fayal wala nangam sangam benn ñaar bi mooy teg Pape Malick Ndour teg na seen loxo enquête kat bi muy procureur muy juge d'instruction Pape Malick Ndour teg na ci loxo benn bataaxal boo xam ne bindoon na ko ngir wax ni bu ñëwee ba tonn ci benn jamono ñu ne masalan tey jii war na noo fay mu ne du man maay wax fayal wala fayul déedéet bataaxal bii ma leen jox dama ko bindoon jébbal ko ñi nga xam ñoom laa ko séqal pour wax leen ni ñii de nee nañ ma nañu fay waaye yéen ñi war a fay vérifier leen ndax la ñu wax pour ñu fay ko am na wala amul donc moom ca cadre boobu la yem leeral na ko ba mu leer dañ ci ñëwaat ci yaatal ak xóotal beneen bi mooy li nga xam ni mooy bi gën a garaaw mooy expert bi nga xam ni moo def rapport boobu nga xamante ni ci loolu lañ wooyee Pape Malick Ndour expert bi dafa jaawatle ak bu Kër Omar Sarr ak dag bi nga xamante ni moom mooy bu CFA c'est-à-dire que Pape Malick Ndour ne leen li muy wax ci 2,7 milliards lan moo tax nga fay te fekk ne liggéey bi parewu expert bi dafa juum dafa jaawatle
d'abord fayuma ci facture pro forma primo mooy bu ñu nee fay ma facture pro forma mooy la ma fay daf fekk ne am na facture yoo xamante ni facture yii leer na nañ ko midi mu am facture yoo xamante ni clé maanaam réception clé en main mu ne li mu wax nii ci rapport am dafa juum dañu pas dag bi mu wax mais daggu CFA la te daggu CFA bañ koy fay ci autour xaalis bi ngeen wax nii du xaalis dag ko Moussa bi wax non c'est le dag bi nga xamante ni moom mooy bu CFA indi leen firnde yu leer indi leen ay leeral yu leer mooy leen ba ma koy fay boobu fekk ne dag bi pare na nuppi na et sénégalais bu nekk bu demee Sédhiou dina gis li nga xam mooy dag bu CFA dag bu CFA man dem naa fa gis naa la mu liñ fa liggéey gis naa na mu mel président da inauguré woon nag président nag xam na donc la ca nekk kon ñaari laaj yooyu ñu laaj Pape Malick Ndour et waxoon naa la ne il est structuré il est bien assis Pape Malick Ndour xam na li muy def xam na li muy wax donc laaj yooyu lañ ko laaj indi na tontu yu leer jox leen firnde yu leer ba mu leer ci bopp juge bi leer ci bopp procureur bi mais li gën a garaaw mooy rapport boobu ñuy wax du rapport boo xam ne rapport corps de contrôle la mais rapport la boo xamante ne ay experts ñoo ko def rapport privé la pour mu clair kon la waaja doon wax fee 8 novembre 8 novembre su ma juumul di wax naan rapport boo doon wax biñ ma ko doon nëbb moo dugal waaji waxul dëgg rapport privé la cabinet privé la comme ni ngeen déggee cabinet Mazars cabinet privé la et dans ce rapport il y a jamais eu de contradictoire ña def rapport bi mësuñu woo Pape Malick Ndour mësuñu koo laaj ci dara te rapport tàmm nañ ci saytu nañ ci li nga xamante ni moom mooy nga laaj ki ngay laaj laata ngay def naan def nga wala defoo nga laaj ko mais c'est sur la base de ce rapport privé là qu'il y a eu réquisitoire supplétif bi nga xam ni moom la procureur def ba ñu mën a dugal Pape Malick Ndour nii donc loolu mooy li nga xam ni bëggoon naa ko leeral ci mbir mi ci ay questions yu claires dinaa ci xóotal tontu par tontu wax par wax document par document yi nga xam ni ça a été mis à la disposition du juge d'instruction aujourd'hui lors de l'audition de Pape Malick Ndour. Il ne s'agit pas d'un rapport de l'IGF ou bien de l'IGE ou bien de la Cour des comptes. Pire, Pape Malick Ndour leur a clairement dit que bu fekkee ni bëgg ngeen xam li ñu fay ak lu ñu fayu y a le rapport de la Cour des comptes qui est une autorité boo xamante ni def na rapport xool na facture yi jamais au plus grand jamais dans le rapport de la Cour des comptes bi nga xam ni moo concerné Pape Malick Ndour rapport boobu mësta am lu mu mën teg baaraamu tuuma joxor bi ki nga xam ne mooy Pape Malick Ndour kon mënuñu fee bàyyi rapport Cour des comptes bi nga xam ne wax na wax bu leer dem jëlee rapport cabinet privé mu ñëw ngir ñu dugal ay doomu aadama parce que nguur gii ci loolu lay dox nguur gii ci loolu lañ nekk ku ñu mënta sosal lu ñu mënta am ci loo xamante ni rapport corps de contrôle yi ñu xam identifié leen bi nga xam ne mooy Cour des comptes rapport bi c'est public rapport bi c'est à la disposition de tous les Sénégalais et ce n'est pas sur la base de ce rapport que Pape Malick Ndour a été convoqué ni inculpé sur quoi que ce soit c'est sur la base de rapport de cabinet privé d'un expert qui a confondu deux dates jël na montant boo xamante ni comprendre et Pape Malick Ndour wax na leen ko leer na ko midi ne seen expert bi dafa jaawante dag yi waxuma dag bi mu wax dag boobu lañ fay dagu CFA la ñu fay donc wax bi leer na ko midi leer na ci nopp procureur leer na ci nopp juge d'instruction bàyyi leen doomu jàmbur tekkil ko li ngeen ko takkal parce que Ousmane Sonko li mu bëgg mooy jël doomu aadama yi takkal leen jaray jaam jaray toogal fii pour bouger toogal fii pour politique toogal fii pour wax jamais dans ce qu'il a eu à raconter jamais dans ses bobards jamais dans ses errements il n'a daigné apporter des preuves claires il part chercher des cabinets privés pour jeter le discrédit sur de les citoyens et c'est de cela qu'il s'agit et nous dénonçons cela en tant que militant de l'Alliance pour la République en tant que camarade de Pape Malick Ndour mais en tant que membre du secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République ginnaaw bi ñu xamee ne seen rapport scientifique yi tekkiwu tous ñun ci dugal yëpp génn nañu li ñuy wut mooy expert entre guillemets expert en quoi qui dans ce pays est plus expert que ces magistrats de la Cour des comptes qui ont fait un rapport exhaustif rapport clair net et précis sur le Prodac et qui n'ont trouvé aucun amul benn grief bu ñu gis bu ñu mën a takkal Pape Malick Ndour y en a pas et il faut que ces agissements s'arrêtent et il faut que les gens
dénonce cela yan cabinet la sur la base de quoi et fan la ñu teg jël rapport di ko teg ci doomu aadama sans pour autant qu'il y ait en amont le contradictoire sans pour autant nga woo nit ki laaj ko ne ñi ngi def nangam loo ci xalaat ana say facture ana say nangam ana say nangam ana say nangam mais nga jël nit rek ne inculpé nañ ko nangam àdduna bi mbam bi topp ko finalement pour ne rien produire que des fadaises donc loolu il va falloir que sénégalais yi taxaw ci loolu il va falloir que les gens le dénoncent au niveau et à tous les niveaux pour que sénégalais yi mën a xam ni lii nii di am ci réew mi nii nekkul lu baax lii nii di am ci réew mi nii nekkul loo xamante ni lu nit war a mën a nangu la donc ce sont les deux principales questions yu ñu laaj Pape Malick Ndour et les réponses pertinentes yoo xam ni Pape Malick Ndour indi na ko leeral na ko devant le juge d'instruction bi nga xamante ni moom moo yor l'enquête bi on ose croire et on attend de la justice sénégalaise que nit ki boo demee ba koy téye na nga ko téye ci lu leer wax ji bëri na tuuma yi bëri na mais yoonu Sénégal chaque jour procureur de la République wala procureur général chaque jour ñu dem cour suprême ci bàyyi leen nit ki chaque jour cour suprême ne leen bàyyi leen ñi ngeen jàpp tëj leen te amu leen lu ngeen teg seen kaw bu mujj bi nii moom mooy ki nga xam ne mooy Amadou Bamba Amar nekkoon chauffeur Moustapha Diop fi mu mujjee cour suprême mooy dañ ne procureur général ne ko li nga fi indi nii doyuñu li juge bee wax ne mooy dëgg bàyyi leen jàmbur mi ñibbi parce que amu leen lu ngeen teg ci kawam amu leen benn preuve wala firnde bu ngeen fi indi li yëpp li ko indi mooy y a pas eu de contradictoire li yëpp li ko indi mooy vouloir satisfaire les égos surdimensionnés d'un homme boo xamante ni qui n'a aucun scrupule d'un homme boo xamante ni il peut étayer tous ces mensonges à partir de maintenant ay waxu rapport yoo xamante ni kenn xamul fu mu ko jëlee fu mu jëm et il faut que cela cesse tu veux accuser les gens tu veux emprisonner les gens mais trouve des preuves il faut pas en fabriquer et trop c'est trop donc lii mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko wax ci mbir mi bëggoon nañ ko leeral ci mbir mi donc incha allahu taala daañu ci gën a xóotal daañu ci gën a yaatal dañ leen doon mosal rek li nga xamante ni moom mooy nu mu tudd sax manque bi nga xamante ni toj na bu yàgg donc loolu mooy l'affaire Pape Malick Ndour incha allahu taala dañ ne woon nañ ci taxaw tuuti rek donc pour mën a clarifier sénégalais yi mën a xam bu baax a baax. kon ñoo ko déggandoo muy ay révélation yoo xamante ni moom Bah Diakhaté l'activiste républicain indi na ko jëmale ko daal ci audition bi nga xamante ni Pape Malick Ndour amoon na ko digganteem ak ki nga xamante ni mooy procureur ak juge d'instruction bi nekkoon foofa ca pôle judiciaire financier bi nga xamante ni ñoom la ñu jox dossier bi pour ñu daal di koy instruire ci rapportu Prodac bi nga xamante ne ñu ngi ciy tudd kii di Pape Malick Ndour lépp loo xamante ni juge bi laaj na ko daal dina koy tontu ba mu set wecc jëmale ko ci 40 millions yi ba ci 2,7 milliards yi nga xamante ni moo nekk en jeu moom Pape Malick Ndour xamal ne ko daal moom nekkul woon dara lu dul benn superviseur du moom moo doon fay du woon leneen loo xamante ni tey ji am na ko amul benn rapport cour des contrôles bu état bu Sénégal boo xamante ni tey ji mën na wax ni ko daal épinglé na lu toll nu ci trafatal ay ni kii nga xamante ni mooy Pape Malick Ndour mu doon nag ay tontu yoo xamante ni moom Pape Malick Ndour daal dina koy tontu ginnaaw nag Bah Diakhaté bi mu ñu ko fësale lim ñu xamal daal mooy kàddu yi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef yëkkati woon na ko ca terrain meeting ba daal di wax ni ko daal rapport bi ñu doon wax daal moo épinglé Mame Mbaye Niang yor na ko te teg na ko ci table loolu dara du ci dëgg ko lu ay pàccal forox kese la mu doon nag ay révélation yoo xamante ni moom Bah Diakhaté indi na ko teewul nag ba tey ji kii di Pape Malick Ndour mi ngi toujours en liberté provisoire sous contrôle surveillé avec li nga xamante ni mooy bracelet électronique.